jubluwuñ si lu dul nu ñuy faagagale benn adversaire man de xaw ma woon ni am naa dayo boobu ci Sénégal lii lépp nga dajale ko def sa complot mobiliser moyens yëpp pour faagagal benn adversaire rek ndax adversaire boobu wër nga fu ne pour am fu ñu jàppe fu ñu ko mën a jàppee ni mës naa jël ci xaalisu réew mi ba may nekk ci biir di liggéey mës naa jël dërëm gu mu moomul ci xaalisu réew mi wala mës naa jël ay terrain yu moomul wala mës naa fu ne nga woo ko nga ne kon naa génn ci loolu dem ut ci vie privée fu ma koy jaare pour faagagal ko lii dafa ñaaw ci Sénégal dafa ñaaw ci Afrique ndax waroon dépasser lii may wax nag Macky Sall moom ci boppam ak ñi mu àndal ne ko léegi de seeni pexe xam nañ ko te fi ngeen ñu woo mën nañ leen fi fekk te jël nañu suñuy matuwaay bu dee lii rek moo des ci pexe nañu xam ni dinañ leen ci fekk te jël nañ suñu matuwaay du ma sori nag ndax wax bu yegg boroom xel moomu ko kon mbokk yi du ma sori ci démonter lan mooy complot bi Sénégal yëpp xam nañ ko ndax boo defee li nga def ba pare dem woo gendarmerie jox ko ne defal enquête gendarmerie def enquête génne ci lii may wax nii PV gendarmerie loolu rek moo ci nekk bu njëkk gendarmerie dafa ne lii ñu wax siif mënul am fii li ko firndeel mooy ñetti seede yi fa seede yëpp nee nañu lii mënu fee am mënu fee am dégguñu ko gisuñu ko waa seede lu muy jëriñ ñu xoqatal seede yi ba tey ji ñu ngi leen di xoqatal ñooñu ne leen du ngeen ñu wax loolu ñu warut a wax du gendarmerie moo leen xoqatal de waaye procureur mi doon woote di joxe ay ordre parce que gendarmerie day appliquer ordre yi procureur ci boppam moo leen doon xoqatal rek pour ñu changer seen version ñu ne defuñu ko gon nga andi ay seede seede yi ne lii amu fi loolu rek doyat nga yenu ndaw si yóbbu hôpital ñu génne PV médical ne la lii amu fi kooku jeexoon na ci wax nga ne loolu doyul faw rek ma continuer parce que kii su ma rëccee ci bii fiir naa ko su rëccee ci fiir bi dootuma ko mës a fiir ci àdduna moo tax Sénégalais nañu xam ni Macky du dellu gannaaw seen programme yëpp dinaa leen ko wax fi mu toll nii PV boobu lan moo ci nekkati mooy gannaaw bu mu nee lii amul dafa jël ngàcce gàllaama gendarmerie dafa jël jotam di wone kii nga xam ne moo ne dañ koo siif li mu wax yépp te bañ ko bu ñu demee vérifier ko amul moto ma jël si ñu xool oto ko jël si envoyé na ma SMS ñu xool SMS amul ana SMS effacé naa ñu def réquisition ab benn arabe moo envoyé woon SMS sama baay porté na plainte Ousmane Sonko ñu vérifier plainte musul am suñ ko doon génnee war naa feesal ab page wala ñaari page loolu wane ni kooku amul crédibilité bu ñu ko war a mën a dégloo parce que su benn fen rek amoon décrédibilité ko waxuma laa nag lu ëpp 30 fen ci benn wax waaye li gën a neex ci mbir mooy PV gendarmerie bi yemul foofu mbokk yi PV bi dafa gendarmerie bi dafa dem ba wane ni lii ab complot la ndax bi ñu demee ba ne ndaw si ku la jël si bi mu demee ba xam ni sës na mu ne xaw ma nekk Ahmed Mbaye ñu woo kooku ne ko yow noo def ba jël si ko mu ne damaa woo sama benn xaritu avocat bi woo médecin ñu ñëw jël si ma dem jëli ko ñu ne ko yow ndax da ngay def politique mu ne dee def ma politique waaye sama nijaay wala sama baay day def politique benn bokk yaakaar la bokk waaye xale yi gaaw nañu génne photo yi yor t-shirtu APR benn bokk yaakaar nekk ci meeting loolu su dul def politique lan mooy politique ci Sénégal gis nga am réew bu normal boo jëlee koo xam ne dem nañ ba jàpp ni c'est l'un des principaux opposants ci ñu gën a jàmmaloo ak nguur gi la ñu naan dañ koy tuumaal dañ koy utal dara ci biir enquête bi ñu génne ci turu parti Macky Sall rek loolu dafa waroon jeexal mbir mi waaye sax dafa waroon ubbi beneen dossier mooy dossier complot bi contre ñoom mooy li amoon Amérique ci dossier bi ngeen dégg Watergate nga xam ne président Richard Nixon ci boobu lañ ko wàccee kon di lépp su dajee ci dossier complot bi leneen firndeel ko ndax yéen ñëpp dégg ngeen ab message boo xam ne ab avocat buñ ci tudd te ma wax leen ni loola ngi waaj a tas baro bi fi mu toll nii
sànq rek réunion am na yoo xam ne ci yooyu la avocat buñ ci tudd ne moom moo bind na bindul man xaw ma te ñëpp xam ne avocat boobu dafa jege torop kii di ministre de l'intérieur tey nga xam ne moo nekk ci complot bi ba ci baat bi loolu rek a taxoon sax ñu fal ko foofu mu nekk noonu ndax ñëpp xam nañ ni moom mooy l'homme des sales missions CREI pour liquider Karim sale mission agence judiciaire de l'État pour liquider Karim Khalifa ñu ne ko léegi demal ministère de l'intérieur pour liquider Sonko ku ma xam la nag ndax xombal la dëkk sama yaay di waa xombal ñu bokk benn quartier àndin et c'est déplorable que mbirum àdduna poñetu àdduna mun a yóbbee nit fii kon suñu nee kooku jege na ko noonu ba ñu ñaan soxnaam la ak du soxnaam moom mu mun a jël daal di bind daal di transférer ab message transférer ko kenn ci samay avocat te li andi transfert bi mooy bi ñu tuddee turam rek dafa woo sama avocat ne ko am naa problème waruñu woon tudd sama tur ci lii rawatina sama vie privée nangam bi mu raccroché léeg-léeg xam nga dernier numéro bi nga woo booy gaawtu mun nga juum yónnee ko kooko moo tax message bi egsi foofa seeni pexe dañoo xamul luy yàlla Macky Sall defe naa dafa gëmul yàlla moom ci boppam waaye message boobu ma faram fàcce ko ci wolof lam ci bind mooy ci mbir mii ci coow li am dinaa ci joxe benn conseil la ñu bind ci message bi mu transféré moom bu dee moom bind ko it jot na ko parce que dafa bokk ci cercle bi doon ko transféré keneen ku bokk ci cercle bi parce que ku bokkul ci cercle bi duñu la envoyé message bi ku bokkul ci cercle comploteur bi doo jot message bi waaye lim ci wax dafa ne maa ngi leen di jox benn tegtal ci dossier bii nga xam ne dossier DSK la may wax suñu mbokk yi ni DSK mooy Dominique Strauss-Kahn nekkoon benn kilifa France boo xam ne dafa waroon nekk candidat ci élection présidentielle mu am lu ko dab ba ñu jiiñ ko ni dafa siif benn nit New York coow mujj ci am ba mënatul na nekk candidat kon ñoom lii lépp nag buñ ci tuddee DSK rek moo liñ ciy jublu mooy nu ñuy def ba Ousmane Sonko du nekk candidat loolu rek la mu ne donc ci dossier bi li ma leen di digal yéen mooy bu leen ko tëj kaso ndax bu ngeen ko tëjee kaso dina yëngal réew mi nit ñi dinañ génn di manifester fii ak waa bitim réew pour ñu bàyyi ko mu génn mu ne donc li ma leen di sant man mooy bu ñu yëkkatee malaanu kiiraayam mooy immunité parlementaire bi na ko juge d'instruction convoqué mu ñëw mu déglu ko bàyyi ko mu ñibbi convoqué ko mu ñëw bàyyiwaat ko mu ñibbi ba keroog instruction bi jeex ñu dem procès bu ñu demee procès nag fexe leen ba fësal ni jotee ak xale bu jigéen bi loolu rek doy na warul ngeen koy tëj bu ko defee maqaamam biir Sénégal day wadd deram day yàqu loolu moo nekk ci message bi lii rek fi na complot leneen loo ci yokk rek day ëpp moo tax bi ñu demee nag ba rapport bi jëm côté boobu ci la procureur tiit ne waa gendarmerie arrêté leen enquête bi parce que bëgguloon gendarmerie woo médecin bi bëgguloon gendarmerie woo avocat bi bëgguloon gendarmerie woo nijaay ga sax wala papa ja loolu moo tax ñu aji may wax nag ni dama ko fàtte woon ci français ku mën a gis Macky Sall na nga ko laaj ndax xam na Adji Sarr am déet Macky Sall ku ko gis na ko laaj ndax xam na Adji Sarr am déet ndax mos naa gisee ak moom am déet ndax wax naa moom am déet mooy président au Sénégal may leeral nag benn mbir bu am solo mbir moomu mooy sénégalais yépp mën nañu après wax ni Ousmane Sonko moo ne woon keroog bu ñu yëkkatee sama mbalaanu kiiraay muy sama immunité keroog googu laay dem uyu ji bu ñu ma wax ni dama ne woon bu dee jaar nañu ci yoon bi nga xam ne moom la constitution teg
moom la règlement intérieur de l'Assemblée nationale nga xam ne loi organique teg saa suñu jaaree foofu respecté ko bu ñu yëkkati sama mbalaan kiiraay ma dem fa may wax Sénégal yi nag dañoo respecté wul loolu avocat yi wax nañ ko professeur de droit yi wax nañ ko même organisation de civile yi def nañu ñoom seen benn communiqué muy Amnesty muy RADDHO muy keneen ak keneen ne dañoo respecté wul àq ak yelleef Ousmane Sonko en tant que député ci ni ñu ko defee wax naa léegi ci français faram-fàcce naa ko jarul ma ciy duggaat waaye nañ ko defee dafa respecté wul charte yi moo tax ma ne tey ak lu mun a am suba assemblée nationale man sama immunité da jógewu conséquence nag biñ ciy tiré mooy fa ñu nekk diggante ak session de recherche fa ñu nekkaat ba tey lii nag mbokk yi rek moo ko tax a jóg lii lépp nag ma tudd kenn mooy responsable bi mooy Macky Sall moo ko tax a jóg dama bëgg sénégalais yi comprendre ko te loolu duñ ko nangul mukk nag parce que jeunesse bi yépp am yaakaar ci li ñuy def mag ñi am yaakaar ci li ñuy def jigéen ñi am yaakaar ci li ñuy def ñépp yaakaar ni projet bi mën na suqali Sénégal duñu may Macky Sall mukk mu utiliser ak affaire caaxaan yi pour ne tey dina dakkal projet bi donte sax bu téye woon Ousmane Sonko du tax projet bi dakk loolu tam ma wax ko parce que projet bi du Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko am na lu mu représenté ci projet bi moo tax ñun ñu ko bokk ñëpp duñ ko nangul loolu. ma wax ni lenn rek moo tax a jóg Macky Sall mooy nu mu mën a gaawantoo pour juge bi inculpé ma mooy mu ne man maa def li ñu wax te du ko teg fenn nag ñu gaawantu def mandat de dépôt mooy ñëw téye ma yóbbu ma loolu buñ ko xasee ba am. dañuy ubbi instruction mooy juge bi day jël temps pour seet ndax lii am na wala amul di dajale pièces yi comme nag ci domaine bii dañu ne ci wàllu bii su dee dañu wax siif juge bi mun na jël temps bu ko neex su ko neexee mu jël 10 ans pour def instruction loolu bu ñu ko xasee ba am ma répété ko seen bëbët yëpp mooy ci lu gaaw fii ak fan yi di ñëw wala fii ak heure yi di ñëw lu ñuy def ba ne coppet jàpp Ousmane Sonko yóbbu rëbës loolu bu ñu ko xasee ba def fa lañ lay bàyyi 3 ans 5 ans 10 ans fexe ba génne la ci fichier électoral bi ni ñu defoon Khalifa def ko Karim bu ko defee Macky Sall parce que loolu constitution moo ma ko may seen menaces yi ñuy wax appel à insurrection xaw ma lan man maa ne man Ousmane Sonko ci sama bopp dinaa taxaw résister ci lii ñu bëgg a def ak nu ma ko mënee waaye daa ko résister. mën nañ ma ëpp doole parce que ñoo yor nguur waaye du yomb ci moom de résistance boobu niñ koy defee ni ma koy defee man kenn ku ne ci Sénégalais bàyyi naa la yow nga natt sa bopp la ñu war a def suba tekkiwul sama mbalaanu kiiraay ma wax ko ñépp mu leer sama immunité laa yor encore ñaareel bi mooy kii ñuy wax Mamadou Seck nga xam ne am na fu ko gaa yi téye ba moomul boppam même suñu dellu siwaatoon toppaat yoon ba mu jaar li mu war a jaare ñu lever sama immunité nee naa moom mënul nekk juge d'instruction bi parce que li mu jot a def wane na ni mandute amul ci moom juge bu amul mandute nag matul juge ma wax ni ñoo ngi bàyyi bët ak xel ki ñuy wax Samba Sall ñu koy wax doyen des juges ndax dossier bu ñu mus a monté fii contre opposant moo xam membre société civile la wala mu leer sama immunité laa yor encore ñaareel bi mooy kii ñuy wax Mamadou Seck nga xam ne am na fu ko gaa yi téye ba moomul boppam même suñu dellu siwaatoon toppaat yoon ba mu jaar ni mu war a jaare ñu lever sama immunité nee naa moom mënul nekk juge d'instruction bi parce que li mu jot a def wane na ni mandute amul ci moom juge bu amul mandute nag matul juge ma wax ni ñoo ngi bàyyi bët ak xel ki ñuy wax Samba Sall ñu koy wax doyen des juges ndax dossier bu ñu mus a monté fii contre opposant moo xam membre société civile la wala membre mouvement citoyen wala activiste wala acteur politique ñett ñii ñoo koy monté ñoom ñooy taalibe Macky Sall ci palais de justice bi mooy Serigne Bassirou Gueye procureur mooy Samba Sall doyen des juges mooy Mamadou Seck
ñooñu nee naa duñu d'accord ñooñu jël ko te samay avocat nañ ba pare déposé ko foofu ne récuser nañu parce que loolu yoona ko moom yoona ko maye mooy soo gisee ku la doyul mun nga ne kii bëgguma mu àtte ma comme 10 cabinet soo récusé ñaar am na 8 cabinet may wax nag ni Macky Sall dafa aadawoo saa su jógee pour faagagal ab adversaire politique dafay làqatu ci gannaaw ay nit ndax moom ci boppam ñemewul góor da ngay ñeme li ngay def mais buqat la boo xam ne day làqatu ci gannaaw ay nit boo waxee ñu ne la justice bu ko kilifa woowee mu ne ko mbirum justice la bu demee RFI ne mbirum justice la comme du wax ak waa fii waa RFI lay waxal dama ko wax ni bii pa bu dee dafa bëgg a faagaagal Ousmane Sonko il faut mu li muy rendi na nangu ni moom deret bi dina taq ci moom loolu laa koy wax jarul muy làqatu ci gannaaw ay magistrat il faut mu xam ni loolu dina taq ci moom waaye nag may wax sénégalais yépp ni man de maa ngi sant yàlla bu dee am na ay jafe-jafe yu ndaw ci li taxoon may dàmp sama yaram maa ngi wér gu yaram gu mat sëkk canceruma ci lu ma yëgul jabetuma aw ma insuffisance rénale aw ma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah lépp lu mën a am nag gannaaw bu ñu defee seen forcing nañu xam ni Macky Sall la ndax am nañu seeni xeetu yu ñuy utiliser pour posséder nit wala am yeneen yu ñu koy def ba faagaagal ko ñëpp xam nañ ko lépp lu mën a am moom Macky Sall la moo ko Sénégalais mu leer moo ko Sénégal maa ngi woo askan mi yépp bàyyiwuma kenn jamono yi ñu nekk ñun war na xam ni jamono ju lëndëm la ci Sénégal waroon na doon jamono ju leer ci Sénégal waaye jamono ju lëndëm la ci Sénégal waaye nañu xam ni Macky Sall toog ci nguur gi des ci nguur gi jaral na ko lu ne lii mooy li ci gën a tuuti jaral na ko sax li nga xam ne ndax Sénégal ñun mosuñu woon am or wala pétrole wala gaz wala yu demee noonu waaye amoon nañ loo xam ne àdduna yépp a ñu ko ñee ñépp mooy li tubaab di wax cohésion sociale mooy Sénégal ñun ñëpp dañoo bokk ndey bokk bàyyi Sénégal mosuñoo xam waaso wala xaw ma lan fii soo fi jëloon ñu nekk ci salle bi boo moytul 80% yi kay seen jabar wala kay seen jëkkal bokkuñu waaso ñun mosuñoo xam loolu Macky Sall bi mu toogee fii ba léegi la fi coow waasoo am ba keroog ndaw yi ñu jàpp ci suñuy manifestation te suñu constitution suñu charte ndeyu réew mi tere na loolu tere na ngay wax nit di wax ci waasoom wala ci diineem wala ci gox gi mu dëkk parce que loolu dayërmal li ñu bokk ñun ñëpp muy na mais keroog bi ñu jàpp ñi leen doon enquête laaj bi lañu njëkk a laaj mooy ban xeet la bokk ñaareel bi mooy ban région nga jóge loolu lu dangereux lu garaaw la cim réew taal na Rwanda taal na feneen ak feneen loolu waruñu koo nangul Macky Sall ba tax may fàttali sénégalais yi ñun ñii ñëpp nag koo ci jël ku toppoon deretam sori tuuti am na ci wolof ci biir deretam am na ci séeréer am na ci pël am na ci alpulaar am na ci joola am na ci soninke am na ci mankaañ am na ci leneen ak leneen ak leneen ñun ñëpp sénégalais lañu yàllaa ñu tànnal réew mii ñu war a bëggante jàppante bu ñu nangu Macky Sall dugal ñu ci loolu te suñuy police ak ñoom seen waruñu nangu ñu leen di jox instruction yu mel noonu li ñuy wax fichage ethnique waruñu koo nangu may wax nag ni ñun de ci suñu jëpp bopp yàllaa ma may man ci sama bopp suñuy wax métis ci Sénégal man métis la am ca Xombal am ca Paal am ca Fuuta am ca Casamance am ca Siin am feneen ak feneen ñun loolu mooy Sénégal may wax nag ngeen may ma wax tuuti ci mbirum Casamance parce que bi ma duggee ci politique ba léegi ñii ma jàmmaar lool kenn mësut a gis acteur politique jamono ñoom Lamine Gueye ba tey mësuñoo gis ku dugg ci politique ñu jël sa waaso wala sa région bi nga dëkk def ko argument politique di wër nit ñi naan ñii nii la ñu mel ñii nii la ñu mel damay wax ni Casamance dafa xew ñun ñëpp la naqari
ñeent fukki at a ngi nii jàmm amul guerre bàyyiwul ñun ñëpp la naqari te ñi ci gën a perte nag mooy waa Casamance ñoo ci njëkk a perte parce que mënuñu liggéey mënuñu defar économie mënuñu defar leneen ak leneen ñay jàmmaarloo Casamance ñoom ñëpp sénégalais lañu kiy tiire ak ki koy tiire ñoom ñëpp sénégalais lañu kon ñun dañoo teel a wax leeral ko ma bindoon ko ci sama téere waxaat ko ci campagne bi ñun dañu dul d'accord benn mu am benn pàccloo bu ñuy defaat fii ci biir Sénégal ndax suñu réew yi nga xam ne tubaab bi muy dem bañ ñu am doole moo tax mu jël suñuy réew dagg ko ba ñu doon ay réew yu ndaw kenn amu ci doole pour mën a dem réew yooyu lan lañ ciy daggat Soudan bi nga xam ne xeex nañu ba am indépendance fan la mujj ñoom ñi ngi xeex seen biir kon li ñu war a def mooy waxuma sax daggaat ay réew waaye nu ñuy def mooy suñu réew yi nu ñuy def ba dajale leen par exemple ci cadre CEDEAO ñu am benn fédération bu mag boo xam ne dina am presque 380 millions d'habitants def 6 millions de kilomètres carrés noonu nga mun a construire une puissance waaye c'est pas 196 kilomètres carrés et 16 millions d'habitants ñun dépassé nañu waxu ay région ak ay ñu ngi wax Afrique ñoom seen gis-gis bu gàtt ñoom ñoo nekk ci loolu kon wax jooju di wax ju rafetul ju ñaaw nga xam ne boole woon nañ ko ak yeneen wax yoo xam ne sax ci jëmale ko ci tarixa ak leen ñu dem ba Sénégal yi gis ni lii amul waaye su ñu demee ba lii am ñu jël ay xale dinañ laaj ban xeet nga bokk loolu dañ koy dénoncer te wax ko sénégalais ba ñu dégg ko kon sénégalais yëpp laay waxal Macky Sall dafa nekk ci ab yoonam mooy ñenn ci ñun jàpp nañ ni troisième mandat moo ko tax a jóg déedéet Macky Sall mandat à vie c'est-à-dire toog fi doon buur nekk fi ba mënatul ba xobi daas jox doomam wala jox keneen ku mu wóolu loolu ko tax a jóg loolu suñu démocratie mënu ko nangu kon ñun ñëpp ñoo war a taxaw parce que fii ñu toll ñi ci Sénégal ay nit dañ cee sonn xeex ci boobu ñun juddooguñu ñeneen di ci xeex ba ñu am niveau démocratie bii ñu am est-ce que war nañoo nangu seetaan tey Macky Sall ñëw faagagal loolu yëpp loolu mooy enjeu bi du Ousmane Sonko ku yaakaar ni Ousmane Sonko mooy enjeu bi da ngay nax sa bopp enjeu bi mooy Macky Sall bu jàllee ci bii pa Sénégalais yëpp dina leen fi duma bëccëg ci mbir kam ku neeti d'accord maag moom xamal ni yaa ngi kaso moo tax ma woo Sénégalais yëpp woo naa jigéen ñi bu leen nangu da ngeen xeex ba sonn pour am loi yi ngeen am pour ni ñuy dalee ci kaw jigéen ñi ni ñu leen di jaayee doole jeex bu leen nangu ñu jël ko politiquer ko woo naa ndaw ñi nga xam ne lott nañu sonn nañu amuñu liggéey ñii ñi ngi dee ci géej gi ñii di dee ci désert bi ñii feneen bi lu ñu mënoon am fii seen réew may wax ndaw ñooñu ni xeex bii seen xeex la parce que lii ñuy def suñ ko réussir ba effacer ko xam leen ni su leen avenir fii noot Sénégalais yi ku wax mu duma la woo naa acteur politique yépp acteur politique gu opposition bi ma wax leen ni Macky Sall lii ñun occasion la waroon doon ñu booloo man ko daal di fexe ba wëlbati rapport de force bi parce que suñ ko bàyyee amul kenn koo xam ne di nga amati jàmm te amul kenn koo xam ne mën na laa xañ sa dina la ko delloo jamais kon ñun dañoo war a profité ci lii booloo jàkkaarloo ba fii lay jógee respecté ñu may wax tamit nga xam ne waa diaspora bi la day Sénégal yoo xam ne dañoo bàyyi seen réew bàyyi seen i mbokk dem nangu nekk lii nga xam ne échec la ci suñu réew te ñoom seen yorin bu ñaaw moo ko andi ba ndóol nekk fi ba ñàkk nekk fi ba chômage nekk fi ñu dem fortaatu loo xam ne dinañu mën a jàppale famille damay wax diaspora boobu yéen a njëkk a xam ñun li ñuy wax lu mu doon ba ñu commencé politique yéen a ñu njëkk a comprendre yéen a njëkk a ñëw bokk ci li ñuy def yéen a njëkk a ñëw dajale seen xaalis da ngeen ciy dugal kon xam leen ni xeex boobu ñu doon xeex dafa fekk mu am lu mu dox ak ba jege fi ñu war a jëm moo tax Macky Sall tiit moom ak ay ñoñam ba ne tey il faut ma arrêté ko xeex bi seen xeex la yéen waa diaspora xeex waa Sénégal rek waaye seen xeex la yéen it waa diaspora di wax mouvement citoyen yi gàcce ngaalaama ndax yàgg ngeen ci xeex bi te mosu leen ci ut dara ndax yéen jógu leen pour nguur
waaye xeex bi tey lay door bu ñu jàpp ni xeexoon nañu 23 juin ak leneen ak leneen léegi nag ñëpp nañu wàcce loxo yi déedéet xeex bi tey lay door te li ñuy xeex tey dootul ab projet de loi bu ñu d'accord waaye li ñuy xeex tey mooy fexe ba jël départ boo xam ne fa la Sénégal di baaxee ba faw di wax waa société civile bi ne leen ah yéen de yéen a fi nekk di saytu démocratie di saytu yorinu réew mi di saytu li nga xam ne mooy suñu àq ak suñu yelleef am liggéey bu bari ak bu am solo bu ngeen ci def waaye bu mbir mi amee ba léegi jàpp nañ ay ndaw métital leen jàpp nañ ay ndaw toroxal leen jàpp nañ ay ndaw joxuñu leen seen àq ak seen yelleef bi li amee ba léegi ñoom dañuy làqatu ci mbedd mi di jàpp ay nit amul convocation amul dara jàpp ay nit yóbbu leen ñoom ñëpp tey ñu yóbbu leen instruction di leen sonnal di leen faagal te ñenn ñi waroon def ay examen ñenn ñi di ay pères de famille ñenn ñi di ay hauts fonctionnaires loolu ay atteinte la aux droits humains ñu ngi leen ciy interpellé kon ñooñu ñëpp bu ñu dajee may massawu nag waaye juru ñi nga xam ne jàpp nañ leen di massawu ñi nga xam ne toroxal nañ leen seeni waajur maa ngi leen di massawu xam ni mënuma ñëw kenn ku nekk ci këram waaye jàpp leen ni sama xol diis na te sama xalaat yépp mi ngi ci yéen ñoo ngi accompagner seeni doom ndax bàyyiwuñu leen benn yoon suñuy avocat taxaw nañu leen suba ak ngoon ñoo ngi leen di jàppale ndax lépp lu ci war ci seen lekk ak seen nekkin ñoo ngi koy def waaye ñoo ngi bokk naqar bi ak yéen ñi ñu jàpp nag nga xam ne lim naa leen sànq bi may wax ci français ñoom ñépp taxawaay bi ñu ci war a def ñu ngi koy def di wax tamit ni ñii nga xam ne jàppoon nañ leen te bàyyi leen nga xam ne sonal na leen ñoom it ñi nga xam ne gaañu nañ ci maa ngi joxe sànq exemple rek xale bi ñuy wax Boubacar Ba nga xam ne fukki fan ak juróom-benn rek la am fukki at ak juróom-benn tey loxo bi dañ koo dagg ndax dañ ko alkaatee ko dóor bal ci loxo bi photo yaa ngi fii barki démb lañ ko def intervention ak kii nga xam ne ñu ngi ko wax Ousmane Diop Vito di Pastef Sindia nga xam ne tey dafa war a def rééducation parce que paralysie partielle la am waaye dañ ko opéré CTO bal bi ci bopp bi la newoon ñu dóor ko bal à bout portant yooyu yëpp ñu ngi koy naqarlu di leen massaw di wax ni Macky Sall na xam ni lii muy def dina ko dab ndax su dul fii di ci àdduna ndax dafa am loo xam ne bu wéyee ci violence d'État day yóbbu nit ci li ñuy wax crime contre l'humanité kon ñu ngi wax tam Macky Sall ni ñii mu jàpp ñu mat fanweer ak ñett na leen bàyyi ndax bàyyi na fi ñoo xam ne sàcc nañu xaalisu réew mi bàyyi na fi ñoo xam ne luxus nañu bàyyi na fi ñoo xam ne def nañu garaaw a garaaw ñii defuñu dara dul génn manifester réagir ci provocation bi amoon na leen bàyyi parce que ay prisonniers politiques lañu. may wax tamit ni ndaw sii nga xam ne madame Coulibaly la tudd parce que dama bëgg sénégalais yi xam ñu koy wax Ndeye Khady Ndiaye nga xam ne moom bërëb boobu ah ñu ngi koy faagagal bu métti parce que dañ ko doon forcer pour mu soppi déclaration mu bañ ba tey jii këram liggéeyatul benn ñaar saa su ne ñi nga bàyyi ay waxambaane ñu taxaw foofu di ko yóoxoog di ko menacer démb si guddi rek borom këram génn na dem jëndi meew ci boutique bi dañ koo xaañ xeer ba toj bopp bi loolu régime terrorisme la il faut mu jeex ci réew mi sénégalais yi il faut ñu xam lii xew te loolu lépp Macky Sall moo ko commandé may wax tamit ni suñu gendarmerie nationale ngàcce gaalaama ci seen taxawaay bu rafet ndax ñoom dañoo am dàkkantal bi mooy honneur et patrie loolu su ma ko doon tekki docteur ci wolof mooy ngor ak bëgg sa réew ngor ak bëgg sa réew ngor nag dafa am kenn ku ma mësa ne est-ce que xam nga gore ak bëgg sa réew laa ko war a wax gore ak bëgg sa réew ndax gore moo sut ngor
dafa am ko musa ne est-ce que xam nga luy différence gore ak ngor ma ne ko déedéet mu ne ma soo nekkee plateau bugg a dem ngor bu dee yàlla may na wér-gu-yaram mun nga dox dem ba ngor waaye boo buggee dem gore boo mënul fay doo fa yegg loolu lay différence ngor ak gore ñoom seen dàkkantal mooy gore ak bëgg sa réew ni ñu taxawee ci dossier bi waree na ni gore nañu bëgg nañ seen réew ndax pression bu nekk nag def nañ leen ko waaye ñu taxawaay bu rafet def seen liggéey faraluñu Ousmane Sonko suñu ñoon faral ñoom xanaa kay ñi yor nguur gi la ñuy faral mais def seen liggéey ba wax lu leer naññ lu wane ni lii ab fenk la kon gendarmerie boobu moom la askan wi bëgg moom la askan wi naw ndax gendarmerie institution lañu ñu leen di soññ ci loolu nañu doon ndey ji Cheikh ci ñëpp duñu gendarmerie Macky Sall duñu gendarmerie Ousmane Sonko ñun ñëpp lañu bootee njaboote nañu nekk li tubaab ni wax au-dessus de la mêlée waaye di wax tam waa police ni leen ay citoyen ngeen comme ñëpp xam nañ ñi ëpp ci yéen bëgg nañu réew mi bëgg nañ seen bopp kon def leen seen liggéey parce que loolooy seen liggéey waaye buñ leen ci yóbbee ci loo xam ne dafa ëpp li war a nekk ki ngeen di jàkkaar lool di ko tiim ko yor seen mbir di ko dóor na ngeen xam ni seen rakk la seen doom la kon nañu saytu yooyu parce que réew mi ñun ñoo ko bokk may daaneel mbokk yi ndax tënk français ci wolof yombul rawatina bu dee ab joola waaye jàmbaar la may daaneel di leen wax yéen mbokk yi maa ngi leen di woo ñu def benn say nañu def benn say benn takk ndax réew mi ñun rekk ko moom nañu def benn say jàmmarloo ak Macky Sall ak mbébétam bii mu am nga xam ne nu muy def ba far démocratie ci Sénégal moo ko tax a jóg loolu kenn ci ñun waru koo nangu na ngeen xam ni li ñuy wane dictature mooy ab buur boo xam ne moom rek mooy buur mooy bummi ku wax mu dóor saa su amee fenn dafa fekk ñi ëpp ci nit ñi dañoo bàyyi benn groupe bu ndaw dong fexe ba noot leen toog seen kaw te loolu mënul am lu dul dañ leen xoqatal ba pare kon nañu bàyyi ragal gi ku gëm yàlla mënoo ragal nañu def benn say jàkkaarloog Macky Sall résister ci li nga xam ne moom mooy mbébétam mooy fexe ba moom mu mun a noot Sénégal yor ko ba faw te kenn du wax kenn du ne d'accord ma ak moom kenn amul sañ-sañu ni samp naa sama ndënd parce que bokk ma ak moom gis-gis loolu moom laay tëjee di ci woo Sénégalais yëpp yi nga xam ne gëm nañu justice bëgg nañu lu baax ci réew mi di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. balaa may daaneel nag wax naa ci sànq bi may wax ci olof dama fàtte faram-fàccewaat gannaaw bi ma waxee sama avocat waxoon naa ci français sama ñeneen ñi nga xam ne ñoom Cheikh Bamba Dièye ak ñoom Girassi liggéey bi ñu ci def am na solo donc wax naa ñoom Aïda Mbodj ñoom El Hadj Malick Guèye Mame Diarra Fam Aïssatou Sabara Abdou Bara Dolly Toussaint Manga Marie Sow sëñ Cheikh Mbacké sëñ Abdou Mbacké Daara Bara Dolly ñooñu ñëpp mënuma lim ñëpp mais ñëpp maa ngi leen di gërëm di rafetlu seen taxawaay ci liggéey bi nga xam ne def nañ ko te liggéey boobu tax na ba Sénégalais yu bëri gën a ubbi seen i gët ci li nga xam ne mooy ay pexe Macky Sall ñu ngi leen gërëm leen sant